Welcome back to Basic. Assalamu alaikum. Voice from the Gambia, voice from Westfield, right at the moment to the four corner of the world. Well, before we go further, I would love to extend my greetings to my fellow Africans all over Africa, and then Africans in diaspora in England, Finland, Netherlands, Holland, Norway, Germany, Sweden, Guinea-Bissau, Guinea-Conakry, Ghana, Congo, Cameroon, Burkina Faso, and Malawi. So as we said, we represent in the Gambia today and for Africa tomorrow. We stand, we strive to work and pray that all may live in big unity, freedom, peace each and every day. Let's justice guide and drive our actions towards our brotherhood. So day today is all about our young, talented Gambian brother who been working from way back. He's a fashion designer, same time he's a farmer. So day to day we will inspire Gambian brothers who are in here and out there. The best way of it, he is trying to share his skills and knowledge with a lot of Gambian youths. So right at the moment, his fashion shop or the tailoring shop is located in heart of Westfield. So you will see it right at the moment in the video right at the moment. I will let him intro himself. Once again, to the four corner of the world, we will drop his number in the ending of the video in case if you want to talk to him live and direct. I can simply say he's one of the best fashion designer in the Gambia because we once passed through here and then he's been working with a lot of people around the globe in Dubai, Qatar, America, Norway, Germany, all over, even in Nigeria, Senegal, Gambia here. So right now, I want more people to know more about him. That's why we are once again in here in 2025 for you people to completely connect with him because he's been working a long time and even day to day he's been working with millionaires. I even asked him to make his phone straight to silence so that we can have a sort of interview right. Simply the way mun nga nuyu àdduna bi once again nga wax ñu sa liggéey bi ak kañ nga ko dooree ak more about your job. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi lay nuyu di la dalal fii si Uncle Amat Creation comme ni nga ko waxee rek mun naa ne lu ñu waroon a wax yëpp so wax nga ko so far man maa ngi tudd Amat ñu xamee ma Uncle Amat Creation dëkk Gambie juddoo fi métier bi tamit fii laa ko jàngee Gambie fii door naa suma tailoring shop bi job bi 2010 laa ko door from Talinding Colobane so 2017 laa ñëw Westfield fii def ko a showroom. Okay. After si laa in 2 years 3 years si laa gis ne shop bi am na space ma move yëpp def ko fii ñu def ko one step shop yeah. balaa ñu dugg si biir si affaire yi ñaw yi façon yi style yu nga dee ñaw ak ñaw yu nga dee ñaw xam naa ne ñaw bu génn rek ak la ngay toog sax yow sa boppa nga ñawal sa boppa ñaw yoo xamante ne comme like gisuma ko si kenn te duma ko dee gis kenn muy koo sol moo tax it maa ngi fi because am na ñu nga liggéeyal dañ ma dee wonal photo yi sax ne yaa leen ñawal ñu ma jaajëfal si lu ma jaare woon fii waaye loolu tam daf ma dee tax tam ma gën a jóg sax may gën a yëngatu di aga si nit ñi lu tax itam nga am skill center foo xamante ne yaa ngi jàngal ndaw yi ak ñaata ndaw nga feral ak ñaata ndaw ñoo nekk di jàng. waaw comme ni nga ko waxee rek ndaw yuñ jàngal moom soo fa bari nañ jàngal leen ñoo xamante ne tey tamit ñu ngi amee seen own business di jàngal yeneen ndaw tamit yeneen yoo xamante ne ay Gambien la waaw soo fa am na kenn koo xamante ni mu ngi Talinding Colobane am na Ousseynou am na kenn koo xamante ni mu ngi Latrikunda Babou Diop te ñoom ñëpp ay big time teeloo leen nekkul ay ñëwkat di ndaw de comme fu ma toll ñoom tam dañ creative comme yow of course di liggéey comme man lu may liggéey di jàngal ñoo xamante ne ay youths leen because dëkk bi ñun ñoo ko mën a yóbbu pour mu du government rek moo war a développer dëkk so ñun am nañ part bu ñu war a play tamit pour dëkk bi jëm kanam waaw yaa mun nga waxaat loolu because loolu beneen point la boo xamante ne comme ku juddu Gambia nga nekk doomi réew mi da nga war a téye place boo xamante ne pour loo xamante ne yow tam da nga yokkal loxo si développement Gambia te lii loo xamante ne nekkul ne ñëpp a mën a toog office dafa am ñoo xamante ne dafa am seen skills boobu noonu moo leen di dundal ëllëg mun ngaa waxaat wax boobu noonu because point la. waaw of course because mun naa si gën a développer lu bari because soo bàyyee xel tey ñun ñu bari dañ am mentalité pour ne government rek moo war a yóbbu dëkk te soo xoolee ñun businessman comme ouvrier
lu mun a développer si dëkk gisuma keneen koo mun a développer si dëkk parce que tey yow as a businessman man tey mun naa taxawee ñaari paat yëpp businessman la ouvrier la am naa skills ba maa ngi koo jàngal yeneen ñus ñoom tamit dañoo dem di jàngal ñeneen understand nga so loolu développement la tey ñu moo fi amee ni tey ay xale leen maa leen di jàngal métier bi luñ soxla maa leen koo defal understand nga ba pare di leen jox xam-xam ñoom ëllëg dañ fiy jógee demaat ubbi seen own workshop di defaat comme man lu ma nekk di def so loolu dafa nekk di continuer waxuma la comme yow métier boo leen di jàngal waaye tiyaaba boo si am return rek loolu kenn mënu la ko fay because yaa ngi ko def te yàlla rek tax understand because yow métier bi dañ la ko jàngal ku la ko jàngal am na tiyaaba si waaye yow mu ko jàngal ñeneen ñi da nga si am tiyaaba ngi mel ni comme Quran bi rek boo ko jàngal da nga si am waaw nu muy gën a expandé te da ngaa gis ne loolu da nga koo nekk di def yow doo ko def si kenn doo ko def si ñaar doo ko def si ñetta da nga ko def si ay 10 15 xam nga te keneen tam dafa continuer di defaat loolu développement la waaw te loolu lu am solo la youth si tey du ñëw kese métier boo gis rek soo ko téyee nga respect ko nga fonk ko da nga si am loo xamante ne yow sa expect loo ne di nga ko am li nga si am loolu tam leneen loo xamante ne dafa joxe courage as I said he's the best in the Gambia out of the rest he lead and others follow so we will drop his number here right in the video right and talk to him live and direct and then what he was trying to say he extend his greetings to the viewers and around the world whoever is watching and then also he's proud of himself and the knowledge and the talent that he is giving to the young ones because the skills and the knowledge will be stay and then also every citizen and every Gambian have to have a role to play when it comes to in type of development in the country and then also he's having also a skill center here whereby he's training the youngest and all those youngest he's trying his level best to make sure that he give them what they need and then also he's trying to share his knowledge to the young one because when they also grow they are having also their workshops and they will also share their knowledge and their skills to other people and they will support them as the way he is trying to do so that's what life is and that's what business is we need to support and help one another not every single person we can all work in government or government they cannot do every single development in the country we as citizens we have to make a joining hand to make sure that we raise the country high to the higher level balaa ñuy sori sax comme lu ma bëgg a lifin mooy ñu dugg si ñaw bi sax si boppam deeply si ñaw bi ak nga wax ñu ban façon yi piece because maa ngi gis fii bagage yi jigéen yi maa ngi gis fii piece yi góor yi maa ngi gis fii lami ak bagage yu sew a sew ak balaa ñu dugg si bagage yi sax dama bëggoon nga wax ma tuuti si façon yi ñaw ak style yi nga dee ñaw tam waaw soo bàyyee xel ñun mun naa ne Uncle Amat création nañ wax so ñun we create waaw lépp loo xalaat ne rek nit daf ko sol mu spécial rek ñun dañ la koo créatal soo bàyyee xel mos léegi sax suñ customer si suñ ñëwee suñu joxee pièce dañoo jox pièce dañu créatal nekku dañoo jox pièce jox ñu style or something like that dañoo ñëw ñu créate because dañ lay bëgg a always customer bi mu spécial comme ñu créatal ko loo xamante ne lu spécial la mu nekk pour moom kese yaa fu mu génn rek ñu xool ko ñun loolu lañ mu nekk moom waaw bëgguñ tey di ñëwaat dañoo bëgg a di créer la sa own thing waaw te am nga góor bu ne da nga bëgg sa jigéen of course nga kontaan loo sa jigéen mu nekk top waaw of course waaw te ku bëgg sa góor nekk top ak jigéen boo xamante ne da nga bëgg a nekk sa boppa top nga bëgg sa góor gën laa xool fan la da ngaa ñëw Uncle Amat création bu créer la lu top foo jaar rek ñu xool la lu xamante ne kenn solu ko non kenn solu ko waxal gaay loo ma ñawal waaw gis nga yow moo xam nga naka la because jot ngaa ñëw xam nga ba pare ñeneen tamit ñëw ne man dañ ma dee laajte ku la ñawal li foo jaar ñu laaj la ko even soo toogee 3-4 years den laa laaj fan nga jëlee pièce bi waaw kan moo la ñawal li because dafa nekk loo xamante ni nekk loo xam dafa lu bari ñun dañ lay créer lu unique loo xamante ni maybe yow unique creation yeah we do that nekkul dañoo jël loo xamante ni ñëpp gis nañ ko already ñëw jënd pièce boobu ñëwal la ko wala style bu Sénégal génne wala Nigerian génne rek nga jël ko ñun dañoo créer sa own thing créer lu spécial lu ma gën a neex mooy yaa ngi Gambia fii di ñëw di ko yónni Sénégal di ko ñëw di ko yónni Nigeria te da nga gis ne Nigeria am nañ top fashion designers and Sénégal also they have top fashion designers mun nañoo waxtaan loolu pour Gambia ñu yéeg ne ñoo xam ne Uncle Hamad mu ngi Gambia fii waaye mu ngi liggéeyal waa dëkk si biti Gambia yéeguñ ko
waaw loolu mun nañ ci wax because xam nga tey mooy xam nga loolu lan moo ko andi yëpp mooy lu spécial rek because nit ki su fekkee da nga créative to create sa own thing fu nekk outside the world mun nañ ñëw pour nga ñëwal leen understand comme Uncle Amat Creation nekkul koo xamante ni moom dafa ñëw lu ñëpp di ñëw comme su ñëwee dagit di nga gis dagit boo xam dafa spécial su ñëwee robe di nga gis robe boobu dafa spécial because nekkul lu nit ñi di ñëw loolu la ñëw dañ laa ñëwal loo xamante ni lu spécial la pour yow comme tur bi rek Uncle Amat Creation lañu wax. Uncle Amat Creation so we create. waaw so mën nañoo waxtaan tam si façon ñaw-ñaw yi yoo xamante ne yooyu tam comme Gambian yi dañ ko bugg a sol dañ ko miin a sol te dam yow tam la ko day ñaw because da nga lay ñaw boo xamante ne bu kenn solo wangul waaye boo xamante ne nit gis na ko feneen te xam na tur bi tam te bugg ko nga ñaw ko mën ngaa ñu jox turi ñaw yi. waaw of course ñooyu moom bari neen so ñooyu bari neen trop waaye comme ni nga ko waxee rek even ñun soo gisee sa style nga ñëw ñun dañ laa advice ñu créer la comme neen jël style bi bon neen créer leneen nga xamante ni boobu style non dafa nekk sa own thing understand nga lu ma miin comme soo ñëwee nga ne dama gis benn dagit bu nice si internet bi nga ñëw nga seen ko soo ñëwee ñun dañ laa advice ida soo bëggee ñu ñëwal la ko exactly soo bëggee ñu ñëwal la similar waaye doo xamante ni mooy gën a rafet nii macha allah loolu mun ngaa ko waxaat gaay bu Amat Creation mu ma ñëwal loo xamante so noonu la fa demee rek moo xam garab bu la moo xam rooba la soo xam nga moo xam anything daal loo xamante ni lu nit di sol mu unique rek su dee góor tamit yaa xam African costume xaftaan grand buba yëpp nañuy dóor yu garaaw nag yu garaaw yu unique yu sonic so ñëpp a ko déggandoo we all hear it together this is a voice from the Gambia West Africa young talented focus into his business and same time focus into ladung farming. From here we'll move further to his ladung farm. So right now as we are working ahead to make a joining hand to Africa to change the narrative of Africa and to show the young entrepreneurs in the country and also the successful people who are completely successful in their businesses to inspire others and to connect the business owners to the four corners of the earth and by showing the love that we got for the nation and to play a role that to change the narrative of Africa. It's only nice Gambia can show you the best in the Gambia out of the rest. So what he was trying to say, I asked him to tell us about his fashion designing. He's telling us like if you come to him, they try to give you a fashion design that nobody that will wear on that fashion. You alone that will get that kind of cloth or that fashion design. So if you come with fashion design that you yourself you want, you show them a picture or you saw it from somewhere and then you put it on the table, they will try to give an idea that like they can fashion it like the way it is, but they will also put their skills and their knowledge to make it some kind of different so that it will be your own fashion design that you will be like put fashioning with it, but you'll be on top class. It will be different with the older ones. And also I asked him a question like he also work with people outside Nigeria and Senegal, and we all know Nigerian people or Nigerian fashion designers, Senegalese fashion designer, Ghanaian fashion designers are also among the top fashion designers when it comes to Africa fashion design. So he also work with other people. He do fashion design. He work for them, and then he send it to them, to Senegal and Nigeria. So right, and then white Gambian people they don't know him much. That's why we are back here once again for Gambian people to know more about him. So mën nga ñu wax because wax nga ni noo ko doore ak yaa ngi seya sa knowledge ak ndaw yi bo fii mooy bitik bi rek bu nga amee comme fii mooy façon shop o terrorism shop bu nga amee si biiri Gambia yaa ngi amee locations right now fii mooy main branch Uncle Amat Creation waaw am neen plan pour def yeneen expand business bi daal am yeneen showroom different location so like nit mu ngi ñu seetaan comme nit mu ngi ñu seetaan mu ngi bugg a pare join business pour ngeen bokk business bi wala ngeen indi yeneen façon design wala pour ngeen ubbi like comme like fu ngeen di jàngal ndaw yi mooy skill center pour yokk xam-xam bi si biir dëkk bi country bi ndax pare nga pour make join business pour ñeneen ak ñeneen
waaw of course because lu nekk lu kenn mun ñaar ñoo ko daaxa so suñu amee keneen koo xamante ni pare na tamit pour ñëw jàppa si affaire bu gën a expand tamit why not you can do it. Yes. Yeah. Investor, whoever want to make a joining hand, and then whoever want you to be their top fashion designer or your best top fashion designer in the country, try to work with him because he will working with the, doing fashion design for millionaires. Why dama bëgg nga yóbbul ma si PC yéena PC. waaw ñu xoola waa ñu wan gaay si PC turi waa si PC ak ku ko bëgg rek. waaw bii nag moom brodé la. Brodé perle la yow da nga gis ne bii ku ko bëgg tamit mun nañ la ko soo bëggee ñu jaay la soo bëggee ñu order la different dafa dépend rek si customer bi moom loolu la bii naka la tudda bii brodé la brodé naka brodé perle la brodé ok yeah. so mën ngaa ko def xaftaan bii non pour jigéen la pour jigéen la su dee comme xaftaani jigéen daal laay wax pour garaam bu ba booba dagit so noo ko bëggee daal loo ko bëggee rek yu garaaw so da ngaa gis ne bii tamit bii til la ok til la loolu leen bëgg rek bii til la soo waree comme maybe nga war a dem reception waaw ay gala waaw lu similar rek ñëwal la si dress bu garaaw bu nice waaw bu nice nga sanse ko waaw comme nit mu yónnee la pièce boo xamante ne comme yow amoo ko fii waaye mën ngaa ko lëkkaytal of course mën naa nekk waaw mën naa nekk so bii moom nakal tudd waaw bii tamit brodé la di same la ak bii waaye couleurs yi ñoo different dafa am different couleurs waaw baax na pour gars yi ñu gis ko xam nga brown couleur moom waaw ba pare yi good quality la good quality masha Allah fashion designer Yeah. Tobaski julli julli ak yooyu noonu ak ngénte yi waaw ñu faj ñamboy programme yi birthday yi ak yooyu noonu faj gaay yu garaaw sax taxa yi yu garaaw ma ne wedding yi ak yooyu noonu ak yooyu so mën nañoo waxtaan si loolu sax comme like wedding fashion dress yi nii yu nga dee ñaw masha Allah waaw gis naa leen te gis naa ñu ma dee yónnil vidéo te dama gis sa status tam masha Allah mën nañoo wax si waxtaan si yooyu noonu waaw parce que léegi mën na ñawal coppilul yoo xamante ne masha Allah duma ko dee gis fenn waaw créatal la yu garaaw because soo xoolee ñun most likely suñu customer yi sax dañ ñoo call rek ñun ñooy provide everything ok waaw dañ ñoo call ñu provide tal la matériel bi ñawal la because event bu nekk ak lu mu laaj si lan nga war a sol waaw tey su fekkee ne wedding la tey designer bi moom moo la mun a advice ne lii ak lii ngay sol understand so yow mun ngaa dem jënd pièce boo xamante ni àndut ak sa event xam nga waaye lu ma gën a neex sa ñaw waaw man nag ma ñawal te natuloo ma waaye waaw gis na nga so waaye am ñëw kat yow man ne suñ leen natul sax suñ la natul dañ laa mën a ñawal lu garaaw yëpp si bopp si mind bi la rek si mind bi la ak knowledge bi ak skills yóbbu ñu fële waaye nga wonal ñu leena soo nga gis na yi comme mooy soo dugga see fii si office bi moom nga jëkk moom moo fi nekk mooy secrétaire waa secrétaire bi waaw moom ñëwut caméra waa soo lifin soo dangaa gis na yii soo bàyyi xel lii pièce bi latest pièce la dañ ko andi woon ci qualité bi nii pour customer yi rek ñëwal leen ci yu garaaw soo bàyyi xel sax ñëw nañ si yu rafet xam naa sa ñàkku dinaa la seen sox nga dugal ko si waaw nga jox ma photo yi nga ñëw gars yi waa ñu xool waaw yan nañ si créé tamit waaw bii nag boobu naka la bii til la lii la nu mu tudd sax dantel blocage waaw dantel la dantel blocage dégg mu ne dantel la dégg ko fële ak suñ gars yi waaw alaaji yii nii moom soo jamee sa xaftaan xam nga waaw dóor ko nii xam nga am lu garaaw gis nga waaw la dóorelee piis koo ñawal sax nga tànnal ko boo xamante ne dafa mën a ànd ak fii moom one step stop la rek waaw one step stop la soo ñëwee loo soxla yëpp mu ngi fi ñu maajal la waaw ida góor wala jigéen waaw masha Allah waaw baagi jigéen yaa ngi fii waaw am na fii waaw baag si jigéen yi nice maa ngi gis loo xamante ne yi tamit gis nga bii dañ ko ñëw ba pare bi dañ ko ñëw waaw dañ ko ñëw ba pare soo nga dugal ko yëpp waaw paquetel ko yëpp soo costa bi nga xaar rek customer bi dafa am jinte so ñu créétal ko lii moom tamit waaw ñëw soo yi nii yëpp danga ñëw daal yooyu yëpp waaw kii moom wedding la am dafa war a attend wedding waaw gis nga gis ñëwal ko dress nañ ko ñëwal nii already masha Allah yëpp ñëw lañ yun ñëw already waaw wanalal gaay because wanalal gaay per yi waaw ak bagage yi xam nga customer bi moom mooy fees te ñun duñ lay bëgg suñ customer yi di ñëw di taxawaalu o something like da ngaa ñëw fekk ñu dóoral la lu garaaw nga ñëw jël lépp yow moom amal creation so let's show the world the sample mooy lifi nii naka tuwaati sax waaw
certificate si suñu certificate waaw. si everything yaa ngoog gis ngeen certificate so yi da ngaa gis ne waaw different certificate la certificates la different boo wàccee rek nga ne waaw boo bi mu ne la wàccee ba rek nga at gis bu ne nekk mu ngi yeah, mu ngi wàccee i certificate of course. certificate beneen bi mu ngi si gën a waaye moom dafa bëri le certificate soo moytu yeneen yaa ngi kër waaw gis nga you see waaw yeneen yi sa ajul leen nag Ajul waaye leen, gis yii nga. neen jot a aj rek so maam Baye Ñaasa ngoog fële waaw waay gis nga ah aja yeah macha allah so lii mooy wane ne liggéey bi set na waaw gis nga baax na te perfect na so ñu dem si ki si góor yi fii waaw yooyu moom pour góor yi ak jigéen yi la waaw parce que because dañ ne bëggalul noppal customer bi rek bëggul ok. customer bi di dem marché xam nga di wóor wala yu mel noonu waaw fii moom da ngaa duggee rek li nga bëgg nga jéene li nga bëgg ñu ñëwal la waaw nga am dox lépp soxla am nga soo paree ñu jaay la ceen xam nga jox la jaaru yoole lépp jox la lépp daal Waaye one soo- step stop la daal anyway suma brother soo déggee ne ñawkat nekk war da nga mun ba pare nga façon nga xool sa nit lu moo sol maajal amal lépp si sa biir of course dafa war a complete anyway dafa war a complete amal ko montor amal ko lépp lu jigéen war a sol fii moom soo lu góor war ñëwee a sol rek amal leen lépp yëpp di nga ko am di nga am everything waaw gis nga pii si jigéen yi waaw mën nañoo àgga fale wanal gaay mooy face bi itam yeneen piis yi la waaw yooyu tamit yooyu piisi góor ay piisi góor lañ yéen itam yi piisu góor lañ da ngaa gis ne fii yëpp dafa feesoon sax waaye xam nga weeru koor bi waaw tuuti ma la la ko Korité bi because jeex na. man bu ma fi jógee fii fa feesoon waaw soo bagage yi ñu ngi war a daala yi ñëwaat, baag yi lépp waaw. piis bagage yi yaa ngi war a ñëwaat waaye accès bi Ok, nga weeru yaa- koor bi jeex na ñu ngi waajal tabaski bi waaw tobaski bi am nañ fa nga roll daat ko yes man so bagage yaa ngoog waaw yi ñëw already la yu ñëw already la yi ñëw already ba pare comme mun nga am event boo xamante ni da nga eewu rek am benn event boo xam da nga war a dem Waaw. mun ngaa ñëw rek ñu jaay la benn dress nga boo sol nga xamante ne dem. mu ngi ñëw ba Yeah, pare mu ngi ñëw already waaw nga sol nga dem waaw te doo delay time doo delay time da ngaa Yeah, sol rek da ngaa nga xool sol boo rek. xamante ne yow bii xëj na la waaw waxtaan ba juboo price rek waaw nga sol dem waaw macha waaw allah Uncle Amat Creation moom mu ngi fi pour yombalal ñëpp daal Gambien yi. Gambien yëpp te amoo Uncle Amat seerut noonu non te mun ku ñëw rek am nga fi place waaw yeah macha allah so pa mu ngaa wanalal gaay aerial view bi Westfield la right now wanalal gaay face bi rek amul Uncle Amat Creation opposite Jamekunda right now fii so no interview on the Trans-Gambia Highway, like, one way isn't heading from Banjul, going to Brikama, when coming from Brikama, Bama heading to interview kila Banjul, mtu capital city of American Gambia. Just check out. So, fila. borom ñooy So, mbading all come ka no, fale no. nyame rek, Uncle Amat Creation them right now. Musu Kafu, Dinding Keba, everybody, about Jane. So right now, whoever want to call right now, as we said, is the best out of the rest. In the Gambia, West Africa, the smiling coast of the motherland. Tobaski ak Njinte whatsoever, try to call him, talk to him live and direct. So, lan moy nekk sa wax bu mujjeen bi, what will be your last and final message Wow. to the viewers out there? Na ñëpp call, ñëpp waaw waaw. customer yi ñëw rek comme ni nga ko waxee rek ñun fi pour ñëpp ñu fi pour satisfy customer yëpp daal ñu ngi xaar customer yi la anyway Yes. képp koo xamante ne bëgg ngaa sol lu rafet lu spécial lu unique waaw contactal Uncle Amat Creation rek Yes. Yeah. So lan nga muna am wax viewers yi about Nice Gambia, how we are working in the nation. yow moom mun naa ne mënuñoo wax si yow lu bëri waaye Yes. so far so good daal anyway Yes. keep it up Yeah, inshallah. Thank you very much. yeah. Stay tuned and focus with Nice Gambia, Papaji behind the camera, the #1 cameraman in the country. You can simply call him the smiling coast of Africa. I am Lucky Child, the prince of the motherland, the prince of Africa, ñu dem the face of the smiling coast. Thank you very much. We're now going to the farm. Stay tuned. Make sure call this number, talk to him. Big up to the all editors, Nice Gambia team, and everyone that viewing us. Thank you very much for watching. Time to repatriate motherland.